internet dakmedina.com ñu ngi leen di nuyu di leen dalal ak jàmm ci seen émission bii di navétane ci biir Dak Médina comme niñ leen ko annoncé woon nag la fois passée tey nag ñu ngi fii ci Médina nekk ci ASC sanc ba fas yéene fee dalal kàngam yi nga xamante ne nii ñoom ñoo nekkoon ci ASC bi nekkoon fi ay ancien ku ci mel ni Seydou Ndoye nekkoon ancien président Baba Ndiaye nekkoon secrétaire général Moussa Lo nekkoon section culturelle moom ak Sénégal Ndiaye ak ki nga xamante ne nii moom moo di Mbaye Babacar ak entraîneur bi nga xamante ne nekkoon na fi nekkoon tamit joueur ñu koy wax Bassirou Gueye ak Magor Gueye nekkoon fi ki nga xamante ne moom moo di capitaine équipe bi ak joueur bi ñu dem seeti leen te ñëwaat. salaamaaleykum mbokk internet yi bu ngeen gisee fi ñu nekk tey di ngeen xam ne ñu ngi nekk ci pencu bu am solo bu tudd pencu Santhiaba maanaam ñu war a waxtaanee ASC bi nga xam ne moo nekk tudd ASC Santhiaba mooy ASC nawetaan bu mythique ñu bugg ci waxtaanee ci pàcc yu bëri mais pàcc bi ñu commencé nii pàcc bi nga xam ne mooy nekk historique maanaam cosaanu équipe bi moom la ñu bëgg waxtaanee. penc bi ñu toog nii mooy capitalu pencu pencu Ndakaaru yi 12 penc yi parce que mag ñi dañ daan wax ñàkkoon làkkoon fàkkoon mooy ñan la woon fan la woon ak ñan la woon loolu yëpp fii la déroulé woo te quartier bi mi ngi ñëw ci peste 1915 ci la quartier bi installé wu ak yeneen quartier yi nga xam ne ñoo ne ci autour ñoom it jekkoo ay ngaraaf ak yooyu yëpp plateau lañ nekkoon nag 1915 dañ fi ñëw mag ñi fi mu nekk nii dañ leen di ñaanal parce que bi ñu toogee fii di wax mag ñee tax mag ñee defar ak suñu bàyyi ba ñu nit ñu mën fee toog ñi ngi ñaanal tamit ci turu xale yëpp mag ñi nga xam ne ñoo jiite woon ASC bi parce que ASC bi bu doon ñun rek la du taxaw te ñuy rappeler ne nawetaan si boppam fii la juddoo nawetaan si boppam fii la juddoo ay années 50 et quelque parce que toogoon naa ak ba suñu ndey ji réew nga xam ne yàlla ko yàlla yërëm muy Alioune Diagne Mbor wax na ma ne vers les années 50 ñoom commencé woon nañu di def ay attaquement li ñu daan woowee attaquement mooy waa gox bii dajeeg waa gox bële kon xam ne nawetaan noonu la juddoo muy léegi lañ ma préciser na sax ku mel ni Doudou Diène ak ku mel ni Seydou sax dina si ñëwaat léegi ñooñu ñoo tax nawetaan am ndax ñoo daan jóge fii dajeeg waa ñaari tali di jóge fii daje ay grand place ay Gueule Tapée nawetaan gi noonu la juddoo vers les années 60 65 bi Alioune Diagne li muy wax avant 60 la Doudou Diène mi après 60 lañ commencé loolu ba nit ñi taxawalee ay club di ko tuddee ay Aigle d'Azur ay Juventus loolu ay années 66 la woon cosaanu Santhiaba ba dëgg-dëgg nag si Juventus boobu la juddoo parce que bi mu judd bi ñu demee ba commencé sol ay maillot di am ay godaas vraiment mu am sens football ci la ñu tuddoon Juventus. mais man bëgg naa xam cosaanu moo Juventus boobu fan la jógee. waaw moo Juventus nga xam nga bu njëkk ba tamit mag ñi bon sama grand yi laay wax dañ daan baal daan déglu les morceaux cubains kon grand place yi fi nekkoon yëpp dañu amoon ay turu occidentaux am nañu tuddoon les cubains am nañu tudd amoon na Saint-Étienne si loolu la Juventus juddoo mooy Juventus bële de. Juventus bële donc maanaam Santhiaba première équipe bi Juventus la tuddoon. Juventus la tuddoon bi ñu demee nag ba mu am réforme Lamine Diack la réforme de Lamine Diack de 77 su ma juumul. 69 réforme Lamine Diack moom moo réorganiser le nawetaan en même temps que le football national ci la Jaraaf Espoir Dakar ñëw ànd ak foyer France Sénégal ñu créé Jaraaf ci la UESI Stella créé ak Stade Dakar créé Dial Diop réforme boobu ci la nag lañ defaraale nawetaan benn yoon lañ ko defaraale ku mel ni GIA dafa conservé wu Gorée dafa conservé wu parce que ñoom seen cosaan GIA cosaanam moo doon fële ci labbe yi Gorée cosaanam moo doon Ilba ñeneen ñëpp nag commencé wut ay cosaanu ci la Jaraaf ñëwee nekk Médina mais nag nawetaan comme dañ ko organisé nawetaan googu moo mujj doon véritablement ñu wut ay turu nag turu cosaan fa la commencé juddu Juventus migré vers Santhiaba mooy sanc bi mooy waa sanc bi ngaraaf ne ñun dañuy tudde suñu cosaan muy ngaraaf si ginnaaw fii suñu mbokk yi nga xam ne ñoom ñoo nekk cëriñ ñoom sax demoon nañ bay jàpp cëriñ de mais bu ñu jàppoon cëriñ
day doon quartier bu ndaw ñu tudd déggoo ñoom noonu la juddoo ba jekko tamit dem tudd jekko. mais ci Santhiaba bi ci ñi créé équipe bu Santhiaba bi yan figure emblématique ngeen ci mën a wax. waaw ñoom laa doon ñaanal sànq. figure emblématique yu mag a mag yi dama siy jël ku mel ni Ibou Dieng Bill ñooñu ñi ci cëslaayu Juventus lañ nekkoon mutation bi ñoo ko fekkee Ibrahima Dieng Bill amoon na ku mel ni Bassirou Thiam c'est des grandes figures ñooñu bu nawetaan taxawee tey jii sur le plan des textes ñooñu la donc man ñooñu ñaar ñooñu daal ñooy samay référence ñooñu laa mën a téye mais am na ñeneen ñu bari ñoo xam ne daan football buñ déggee xam naa ci biir waxtaan bi ñu mel ni gars ñi dinañ si mën fàttaliku daal mais les grandes figures parce que Ibou Dieng ci ñi njëkk a nekk président de zone ci la bokk ak président ODCAV donc organisation nawetaan ci ñoom la commencé. mais après la réforme ci yéen kan ngeen fàttaliku moo njëkk a nekk président wu équipe bu Santhiaba biñ ko njëkkee créé. waaw premier président bi de man est-ce que parce que du jege Lamine Mané de wala kan. Sarou Lamine Mané man ragal naa daal parce que temps yooyu j'étais un peu plus jeune mais sama xel daal defe naa ne bu dul Lamine Mané xëy na si biir xalaat yi dinañ xool daal ba xam malheureusement nag bon ñi fondé woon ASC bi yëpp yàlla def na jiitu nañu daal mais ñooñu bu ñu fi nekkoon tey ñoom ñoo koy mën a nettali mais ñun mën nañ si nettali lu bari nag waaw vers les années 80 mën nañ si nettali lu bari kon may jox Sénégal mu wax tamit mu mottali ñu ci mën a xam démb ASC bi ci wàllu aada ak cosaan ci wàllu culture xam na ci lu bëree bëri parce que dund na ko daal. comme Baba wax na ci côté sportif bi man ak ñi toog ñii dañu bokk génération ñun bi ñu ñëwee dañu fekk ñi ko sosoon ci tàggat yaram bi rek la ñu doon def mais nag ñun volet culturel bi volet cosaan bi moo ñu intéressé woon parce que ki ma wax léegi muy Pa Alioune Diagne Mbor yàlla na ko yàlla yërëm moom moo nekkoon président d'honneur troupe boobu nga xam ne mooy Daaray Kocc nga ci doon dégg ñoom Cheikh Tidiane Diop ñoom Moustapha Diop ñoom dem si yàlla Iboulaye ay Paris Gueye ak yooyu yëpp moo nekkoon suñu président d'honneur moom nag dafa teniroon ci volet culturel man ak ñi toog fii nag bi ñu ñëwee Santhiaba ñoo jëkk initier ay cours de vacances yoo xam ne yi ci ngoon gi dañ ci doon boole ay activités culturelles xale yi di ñëw di def ay théâtre di def ay chant di dessiner ak yooyu volet culturel donc ñun ci lañ ko dugal ba Santhiaba amoon tamit troupe théâtrale bu compétitive ci gàttal mën naa la jox référence première biennale des arts et de la culture en 1992 ñoom Mambay Ndiaye bii ay Mbaye Babacar Boy Moussa Thiam yi ci ñi demoon jouer ji le spectacle d'ouverture biennale ba fële place de l'Obélisque ci la ñu bokkoon ñun ñu jàpp tamit volet culturel bi rek fii ñu fi organiser ay waxtaan bi ñu soog a def le plan d'action de l'enfant 85 ak Pa Alioune Diagne Mbor ñu xam ni war nañu waxtaan mu waxtaanal ñu fi ci enracinement et ouverture parce que quand même jeunes yi am na nu ñu gisee woon àddina ba seen cosaan ñu ko doon bëgg a fonk Pa Alioune Diagne Mbor waxtaanal ñu fi ku nekk tamit xam sa bopp parce que nit ki soo xamul sa identité sa personnalité sa expression dans la vie doo ko mën a xam Baba xam nga baax li may wax ñu demaat yàggul tuuti Sénégal adopté la convention des droits de l'enfant ak même Alioune Diagne Mbor maa ngi rappelé Ndioro Ndiaye nekkoon ministre de la femme de l'enfant et de la famille ñu ne xale yi tout tànk yi tamit war nañu am ay yar am nañu ay droit fii tamit plan d'action de l'enfant li nga xam ni moom la xale meloon démb ni mu war a mel tey ak ni mu war a wal ëllëg tamit ñu ñëw fii waxtaan ko donc ñun daal volet culturel bi daal sportif yi lu ñu def ñu ngi leen di bàyyi ñu def mais terewul ko nag du tous les jours ñuy def mais action culturelle bi moom musu fi taxaw parce que am na lu fi amoon di cosaan ay 14 juillet yi tubaab yi daan féete di dajale fii xale yi ñuy ñëw di fo ay fowu cosaan lu mel ni ay lool lambe ak yooyu man ak ñiy toog foofu tamit léegi chaque 4 avril dañ koy dekkal fii ci Santhiaba gisul leen ne comme ASC la ñu waxoon côté culturel bi dafa amoon njëriñ trop. ah ñun daal suñu génération def nañ ko jëmbat nañ ko parce que nee naa la chaque année bu dee 3 fois wala 4 fois tamit fii ci penc mi fii ba muy nekk suuf avant muy nekk dër dañuy ñëw fii ay jeu ba ñuy wax yéeg maawo ak yeneen ak cosaan yu rawante saaku ak yëpp dañ koy def fii wàññeeku woon na nag mais quand même flambeau bi moom des na parce que saa yu ñu toogee 3 ans 4 ans defuñu ko rek am na yeneen génération yoo xam ne yi seen xel daf ciy nekk ñu ñëwaat encore pour suuxat ko. waaw man li may wax ci côté culture bi mais ak éducation bi surtout
parce que Santhiaba dafa nekk benn quartier boo xamante ni bi environnement bi soo ko analyser dafa am cinéma am stade am école am jàkk ba xale yi dañuy nekk ci benn environnement boo xam ne boo leen téyewul rek mun nañu rëcc ñun ñi li ñu wax ci cours de vacances ñu mel ni ñoom Baye Youssou Thiam ak ñu mel ni ay Grand Mbodj ñu dekkoon ay jekkoo ñooñu fekk suñuy kër boobu xamuñu dara mënuñu dara ñu ne ñu du ngeen toog da ngeen di jóg jàppale seen ay rakk jàppale seen ay jarbaat ñooñu woon naka la ñuy jàngalee ñoo ngi doon dugal ci classe yi di ñu woon naka la ñuy encadrer ñu jóge si di def ay activités socio-éducatives yi muy wax centre aéré boole ko ci biir donc yooyu moo doon cours de vacances yi nga xam ne moo tax ñu mun a pekk xale yi di leen jàppale par exemple boo xoolee marché bi li fiy dugg si ay nit ak kii brassage boobu il fallait que yow nga jéem a andi benn aspect culturel boo xamante ni bi xale yi dañ xam ñooy ñan ak fu ñu dëkk loolu moo gënoon tax te tey ji si cours de vacances boobu ñu bari ñoo xam ne tey ji ñu ngi tekk si àdduna bi jaar nañu fi ba ñu ngi ñuy wax ne dañu soxla sax ñoom loolu ñu jéem ko feddaliwaat parce que dina dimbali. parce que manqué na quand même. manqué na si éducation bi sur le plan environnement boo xoolee fii tamit même chose li mu wax noonu ci Pa Alioune Diagne Mbor man je me rappelle dans les années 1980 bi ñu wax désertification dafa daan jël ay xale di leen former ñu nekk ci eaux et forêt di def ay dons d'arbres pour ñu koy planter donc boo xoolee ba léegi fii même si environnement bi da ngay gis ne def ci feeñ ñun am nañu chance boobu donc yooyu ay actes yoo la xamante ni yi ci encadrement xale rek lañ ko mënoon def ak suñu bopp te dañ ci boole tam yaraale suñu bopp ñun tey jii kenn ku ci nekk boo taxawee fenn di nga xam yaay kan di nga xam nooy doxalee di nga xam lan nga bëgg ak lan nga bañ te loolu yëpp ci encadrement bi kese la. donc encadrement amoon na solo trop. waaw li ñuy wax club bu cosaan en réalité mooy Santhiaba Santhiaba tey kenn mënul ñëw ne tey man maa approprié Santhiaba famille boo dem kër goo dem yaakaar nañu li ñu def Santhiaba kenn defu ko la base affective donc réelle mu ngi fi kër goo dem yaakaar nañu ñoom li ñuy def ci koñ boo dem yaakaar li ñu def Santhiaba kenn defu ko donc soo doon tàllal historique gu Santhiaba moo tax ma ne woon baaw da ngay résumé su ñu tàllal historique gu Santhiaba mu duñu fi jógee li ma lay mën a conseillé mooy suñu jógee fii da ngeen dem seeti Pape Du Diène moo mag Alioune Diagne Mbor moo mag Baye Dame moo mag Ahmed mais tey ñoom ñoo formé nawetaan ci boppam ñoom ñoo ko créé quand on parle de la réforme de Lamine Diack dafa ñëw après ñoom ñoo def nawetaan di jóge fii dem di jouer ji Gueule Tapée di jouer ji ONU ak ñoom Garant Coulibaly dem di jouer ji Castor ñun ñu nekk ndaw di leen toppi waaw donc loolu la c'est-à-dire que ñun am nañu génération boo xam ne am nañu chance bu peut-être joué nañu cadet Juventus mais joué ñu Santhiaba bi ñu fay ñëw fekk na mu nekk senior donc on a dépassé nañu loolu parce que la réforme c'est entre 69 et 70 bi su réforme bi amee dañ jël club yëpp ñu cosaanal leen muy club élite yi même nga dëgg Baba wax na ko ay Jaraaf Jal Diop yëpp club yi nag ñu jël tuddee leen seen quartier parce que tey Ngaraaf tudd woon Ngaraaf waaw dafa naa ni Celtic la tuddoon Celtic lañ ko tuddee Celtic équipe bu écossais noonu la tuddoon mais après dañ jël seen turu cosaan donc club yëpp jël tudd seen cosaan loolu moo indi réforme bi ñu commencé di ñu ubbil une partie des stades mais cosaan bi mooy école yi lañ daa fubale lu bari si école yi lañ daa fubale nawetaan ak les espaces yi nga xam ne dañ ko am mais si la ñu def réforme boobu commencé ubbil ñu stade noonu la nawetaan taxawee ba toll fii mais xam naa ne suñu dem ci deuxième partie bi comme que ñun ñoo démarré nawetaan fii Santhiaba su amee 1000 équipes la première équipe Santhiaba la waaw. mais loolu war na ñit ñi xam ko est-ce que ñit ñi xam nañ loolu yaakaar. waaw xam nga man même président wu Amadou Kane. Amadou Kane suma rakk la il me respecte beaucoup il me kii mais dama ko ne yéen da ngeen di jouer nawetaanu gumba mais am na foo xam soo leen da ngeen xool fi ngeen jógee soo leen ñëwoon Santhiaba ñu yóbbu leen ko et ce vieux là dafa mérité ñu décorer ko comme que yàlla def mu ngi dund nawetaan waroon na ko defal
lu rëy bon ñun naroon nañu def benn journée Covid bi moo ko yàq mais su ñëwoon dañ ko si sargal donc ma bàyyi xale yi wax parce que après dinañu dugg ci perspective yi ak fi ñu jëm. ki ma janool nag man xam naa ko du ma ko présenté xamal naa ko sama bopp parce que seetaan naa ko mu joué seetaan naa ko mu coaché mais damay laaj match yi nga joué match yi nga coaché ban match moo la ci gën a marqué. en fait loolu moom dina jafe pour spécifiquement ma wax la ban match moo ma gën a marqué en fait man match bi ma gën a marqué mooy sama début nawetaan parce que nawetaan ñun fii dañ daan rêvé sol maillot Santhiaba quoi ba daf ñu daan jaral lu ne kii ma toogal nii yàlla dafa def moo ma njëkk a encadré Santhiaba muy Seydou Ndoye mi comme cadet mooy football cadet Santhiaba yàkkamti ko woon lool pour football cadet Santhiaba mais match bi ma njëkk a marqué ci Santhiaba mooy effectivement jour bi ma njëkk a nekk senior Santhiaba sol maillot Santhiaba dugg stade Assane Diouf waaw match boobu mooy match bi ma njëkk a marqué ci Santhiaba quoi waaw en tant que coach nag moom li ma njëkk a marqué mooy première coupe Santhiaba en 96 quoi waaw loolu moom vraiment ci li ma njëkk a marqué la bokk quoi. parce que yow nga amoon spécifique nekk entraîneur nekk joueur comment on dit donc mu nekk quelque chose qui n'est pas facile. nga nekk ci benn quartier jouer fa ba jeexal gàcce ngalaama nekk fa entraîneur jël fa trophée c'est pas évident. secret bi c'était quoi. en fait secret bi du woon lu dul expérience rek en fait expérience ak maanaam bëggoon quartier bi parce que ñun en fait man sama dàkkantal sax malgré que football naa championnat nekk naa international mais man sama dàkkantal ñi ma xam yëpp Bass Santhiaba lañ ma xamee loolu la ma ñëpp xamee donc Santhiaba moom mënu ma ko weccox dara donc bi ma ci ñëw aussi tamit dama ci ñëwoon ak benn détermination boo xam ne dama doon daal lii il faut que dafa am loo xam ne ñun Santhiaba dañ koy yàgg am de grands joueurs de grands footballeurs jaar nañ fi mais yàlla daf ñu musul may chance ci côté football bi saa ñu mësaan dem bay bëgg a maanaam jël coupe wala yooyu rek yàlla da daan dogal yëf yi du sotti donc sur le plan culturel Santhiaba ak kii dañu avancé woon ba nga xam ne moo dépassé woon sax football bi boo xoolee bëgg a jël coupe boobu sax daanaka dafa yàq ñun suñu avancé sur le plan culturel avancé yooyu ñu si amoon yëpp ci wàllu éducation ak yooyu yëpp parce que foofu ñun dañ fa damee woon le pion donc ñun ñii di wax ci ay footballeur sax jaar nañ ñun jàng nañu théâtre nañu donc yow Santhiaba yow boo fi nekkaan yooyu yëpp yow da nga koy def. c'était une école en fait. voilà ñun yooyu yëpp dañ ko def donc après nag comme jël coupe bi noonu moo ñu sax poussé à ce que ñu négliger après loolu nga xam ne c'était beaucoup plus important waaw.